mbokk internet yi seetaan IGFM ñu ngi leen di nuyu tey nag dañoo jóge TFM génn plateau yi ñëw ba fii Parcelles Assainies unité 3 fi Lamine Samba di jaayee ay xar gis ngeen décor bi nii ñu ñëw nag fas yéene waxtaanee xar yi fas yéene waxtaanee tamit combat bi am dimanche diggante Modou Lo bu Rock Énergie ak Eumeu Sène bu Pikine Lamine ñu ngi lay nuyu. di xaalaay wax Khady Faye wala Cobraan man laa ci wax. boo wax ba. Cobraan maa ngi ziare mbokku IGFM yëpp di rafetlu loolu liggéey bi di wax ni groupe Futurs Médias benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar TFM RFM l'Observateur IGFM l'Obs TV ak Record ak TFM religion ak lépp loo xamante ni nii muy support groupe Futurs Médias maa ngi leen di nuyu di leen sant di wax ni yëpp benn bi la muy GFM. yàlla nañu ak King FM 99.4 mi nga xamante ne nii maa ngi fay def ay émission saa su nekk maa ngi nuyu Sénégalais yi nekk ci réew mi ak nekk ci bitim réew di la bége. balaa ñoo ñëw ci xar yi parce que dinañ ñëw si xar yi daaw defoon nañ ko foog na dañu ñëw si combat dimanche bi diggante Modou Lo ak Eumeu Sène combat bi biñ ko taxawalee lan moo nekkoon sa xalaat. parce que d'abord il faut ñu teg ko ci contexte bi. Modou Lo Eumeu Sène n'était pas plébiscité par les amateurs au sortir du combat Modou Lo Balla Gaye du combat boobu la askan wi doon xaar askan wi li ñu doon xaar mooy Eumeu Sène ak Balla Gaye nañ ñeme wax ci wax boo ko ragalee doo dem Eumeu Sène Balla Gaye surprise du chef ci sama micro la Eumeu Sène njëkk wax ni dootul bëreeteeg Balla Gaye nit ñi yaakaar ni ay caaxaan la. nit ñi yaakaar ni ay mbalak la nit ñi yaakaar ni ay sóob la mu dëggal loolu Luc Nicolaï dox digganteem ak Balla Gaye mu bañ Aziz Ndiaye dox digganteem ak Balla Gaye mu bañ am benn jox la révélation tey am benn promoteur bu nekk Gabon ñu bëggoon def le 17 août fête indépendance Gabon veille bi mooy 17 août 18 août ñu naroon tëgg Balla Gaye ak nga xamante ne nii moom mooy Eumeu Sène au Gabon Eumeu Sène bañ. mere na ma ci li ma doon wax ni normalement combat Eumeu Sène ak Balla Gaye moo nekkoon combat bi askan wi doon xaar waaye comme Eumeu mooy tànn mooy roi des arènes moom moo ne dootuma bëreeteeg Balla Gaye ci àdduna parce que liñ ma wax ci moom ñu bokk benn mbokk dootuma bëreeteeg moom te ma wax la bi combat bi di taxaw surprise du chef la kenn xaaru ko woon ci Moustapha Diop. borom ok je sais ok TV wala ok je sais pas kenn xaaru koon ci moom te li ci gën a garaaw jour bi Modou Lo daanoo ci la toog ci plateau annoncé ne Modou Lo jël na avance su Eumeu Sène vous vous rappelez de ça ñëpp dañ jaaxle bi ko Bécaye annoncé ñëpp dañ jaaxle Modou Lo ngi daanu Balla Gaye ngi espérer que dina am Eumeu Sène waa ji taxaw daal ne jox naa Modou Lo avance su Eumeu Sène gaa yi ne lan moo xew gaa yi di vérifier ba dem ni xam ni lii dëgg la kon combat boobu bu taxawee ah Khady combat la de combat la ci biir combat yi. kan mooy favori entre Eumeu Sène ak Modou Lo dëgg rek laa la ma sa xamee. dama lay xamal benn contexte boo xamante ne nii nit ñaa ngi koy commencé léegi di miin ci man ndax xam nga combat bu nekk man damay génne ay slogan. maa ngi tooñ Bécaye sax maa ngi ko dégg keroog ci l'Oeil du Tigre may rafetlu ñoom lool seen liggéey muy wax ni combat Modou Lo ak Eumeu Sène benn xeer la buy jam ñaari picc benn xeer boo xam ne soo ko sànnee day jam ñaari picc loolu slogan boobu maa ko fa génnee dis-moi pourquoi ma wax la loolu pour tontu la ci li nga wax ni kan mooy favori Eumeu Sène ak Modou Lo dañoo bëre woon Modou Lo daan Eumeu Sène moment boobu Eumeu Sène nekkul roi des arènes ñoom ñaar seen yoon def nii Eumeu Sène dem seeti Bombardier Modou Lo dem seeti Balla Gaye Eumeu Sène am victoire nekk roi des arènes Modou Lo am défaite léegi bi seen yoon defee nii ba ñu dajewaat mais bu ñu dajewaatee ku joxe revanche ku ñaan revanche mais Eumeu Sène bi muy ñaan revanche ci ban contexte la ko fekk daf ko fekk mu nekk roi des arènes waa léegi bu ñu bëree ñoom ñaar Modou Lo daan Eumeu Sène lu gars yi di wax Modou Lo jël na roi des arènes daan ko 2-0 mooy benn xeer boobu jàppul ñaari picc ok
Modou Lo tey bu bëree ak Eumeu Sène daan ko Eumeu Sène du fayu 1-1 du conserver titre am kon benn xeer buy jam ñaari picc la kon damay wax ni psychologiquement 50/50 doole 50/50 entraînement 50/50 mystique 50/50 waaye am na lu Modou Lo ëppale Eumeu Sène ci combat bi am na lu Eumeu Sène ëppale Modou Lo ci combat bi. lan Eumeu Sène li ko Modou Lo ëppale ci combat bi mooy Modou Lo moo ko daanoon te bu dellu suwaatee ci làmb ji psychologiquement day jàpp ni kii moo ma daanoon est-ce que man erreur yi ma defoon ba mu daanaat ma dinaa ko nangu kiy joxe revanche bokkul ak kiy jël si revanche Modou Lo nag moom fi mu toll nii buy ñëw danaan li Eumeu Sène yor laa soxla Modou Lo wutul si Eumeu Sène xaalis wutul si Eumeu Sène prestige wutul si Eumeu Sène dara li Eumeu Sène yor la soxla muy roi des arènes ndax loolu rek kese dong la deseel ay supporters am kese à part loolu lan la deseel ay supporters am Modou Lo ndam lu nekk drainé na ko indi ko parcelle Modou Lo gloire bu nekk drainé ko indi na ko parcelle lenn la deseel waa parcelle mooy roi des arènes moo tax ma ne la partout 50/50 la am na lu sa morom ëppalee sa morom am na lu sa morom ëppalee sa morom moo tax ma ne la 50/50 la ku ñëw rek loo jaay rek sa morom mën na koo jënd tey Eumeu Sène bu ko neexee mu taxaw jouru combat bi mu ne hé Modou Lo yaa soxla roi des arènes ñëwal nga ñëw jël si ko taxaw di léewtoo ba gannaaw suba buñ ne match ba yem na fa combat ba yem na fa kuy gagné damay laaj kuy gagné du conserver titre am ne daan na ma benn yoon match nul nañ benn yoon ma conserver sama titre Modou Lo tey bu taxawee di léewtoo lu muy wax maa ko daanoon ñëwul taxaw xaar yóbbaale na titre am ragal la moo tax ma ne la partout 50/50 la. mais côté psychologique bi la ñuy ñëw ba tey parce que premier combat bi gisoon nañ ne Eumeu bëri woon na li mu doon kaas ne Modou da daan ñëw koñam histoire amoon na ba Jordan ñu jaaree ko fa dàq combat bi ñu gis Eumeu changer stratégie Eumeu daanul woon communiquer nii parce que keroog ba muy wax ci monument de la renaissance yaa ngi fa woon ak wax yi mu fa wax ba mu xaw a heurter Modou Lo donc communication boobu. pour man li ñu wax ni Modou Lo da doon wax ci suuf. xam nga Modou Lo dañ ko tuumaal xam nga yow da ngay wax ci kaw ñëpp di ko dégg mais Modou Lo jugé wu ma ko mais Sénégal yëpp dañ ne li muy wax mbër da koy wax ci suuf mësul wax dara nag kenn dégg ko ba léegi moom am na alibi mais est-ce que Eumeu Sène jiituwul ko ci loolu balaa Modou Lo di ko wax parce que Modou Lo imaginer Eumeu Sène face à face yu ci bari man def naa ñaar boo xam ne TFM la woon am na boo xam ne monument de la renaissance la ma ko animé ko ak Bécaye mais yëpp damay gis ni que Eumeu Sène dafa mel ni kuy mer dafa mel ni ku mer xam nga comprendre nga waaw loolu laa bëgg xam lan moo ko waral mer boobu te comme yow yaay ma fit yow yaa mën a laaj lépp dama bëgg boo gisee Eumeu Sène nga ne ko mais Eumeu Sène lan moo tax face à face yëpp da ngay mer te man pour man dafa waroon relax teg ataayam di naan wala teg boisson ne Modou Lo man maa ñafe ba nekk roi des arènes yaa ko soxla. xoolal bu may jaf signature contrat sax damay dagg samay wey di liime waale di wane ni mooy loolu mais kon cela veut dire que ni Modou Lo daan bi mu daan Eumeu Sène il a au travers de la gorge xaw ma noonu lañ koy waxee comme da ko metti Modou Lo aussi tamit li mu nekk roi des arènes ba jamono bii da ko metti est-ce que comprendre nga xadi li ma lay waxee loolu moo tax ma ne la ci cadre communication ak ci cadre psychologie kenn ku ci nekk am na loo rawee sa morom waaye am fit nag ak ñeme analyser weesuwul nit naan combat Modou Lo ak Eumeu Sène diw mooy daan waaye diw la ñuy daan kenn ku ci nekk am nga foo téye foo xam ni sa morom amu ko combat bu dangereux la il faudra un arbitre très vigilant ma may la benn affaire li ma jàpp pronostic ma nag du ma seetkat waaye bu ñu amulee arbitre bu vigilant arbitre mën naa jël coup perdu maa la wax loolu. kon da nga gis ne combat bi dina am bagarre te ñaari mbër yi duñu xeexkat. pour man damaa jàpp ni bu ñu doxee daje benn song lay doon benn jël lay doon benn prix lay doon man loolu laa jàpp waaye nag données yi mën naa changé waat bu fekkee ni daje nañu stade ñu gis leen ñoom ñaar xanaa xamuloo ni Khady Faye mbër ci li muy takk rek mën ngaa xam ni ndax kii dafa ñëw pour jàpp wala kii dafa ñëw pour xeex. merci mbër mu ñëw takk gàllaaj yu bari dafa ñëw pour jàppante
ngir boo jàppee ci gàllaaj ji mu taxaw mbër mu takkul dara dafa ñëw pour xeex bu giita ngaas doo am fu mu jàpp loolu may naa la ko gratuitement léegi nag il faut nga xool ñoom lañ takk ak nañu takkoo pour nga soog a xam ñoom ñaar li ñu indi mais daal Khady ñoom ñaar am na lu ñu mere seen morom waaw. mais sur le plan technique c'est deux lutteurs yu technique pour seen premier combat bi wane woon na ko mais techniquement boo doon jugé may kan moo am avantage. Eumeu Sène nekk fi champion d'Afrique ay yooni Eumeu Sène daa gudd rëy Eumeu Sène daa njool lu ko may roi des arènes technicité lamb ji yëpp dañoo jàpp ni bu doon 5 techniciens la amul kenn ku ci raw Modou Lo guddul rëyul moom dong moo ñëw tudd Modou sant Lo mu dem ba ci biir lamb ji ñu tuddee ko xarañ ci biir lamb ji lañ ko tuddee xarañ mooy lan mooy technicité dégg nga li ma la wax Modou Lo bi muy ñëw Modou rek la tudd sant Lo dafa dem ba ci biir lamb ji di wane ba ñu ne ko xarañ Lo kon ça veut tout dire Eumeu Sène champion d'Afrique na ba sonn lutte gréco-romaine lutte pure lutte simple ba sonn kon ñaari technicien hors pair ñooy daje ñaari technicien hors pair ñooy daje. nga xool seen physique premier combat bi mel ne Eumeu Sène dafa jëloon poids ba ñëpp di ko critiquer Modou Lo tamit ba nga leen gisee si ñaari open press yi seen poids nan nga leen juger. mais tam man tam foofu dama la fay dolliwaat lenn mbër feeg sumeekuwul munoo xam ban état la yor ba léegi Modou Lo physique am gisuñu ko parce que man face à face yi ma gis yëre olof la sol beneen bi sol na blouson Eumeu Sène même chose blouson lay sol doo gis exactement seen état de forme mais saa ñu sumeekoo du yow ci bàkk bi fa la lépp di amee du yow déjà nga jege ma bàkk ma wax la loo xamante dama naan waxoon naa la ko mais sénégalais yi sax dañ naan mais yow Lamine Sam mi daa dof kan la ko waxoon mais waxoon naa ko Khady Faye wala waxoon naa ko keneen ci bàkk bi rek mën nga xam mbër mi ban stratégie la indi xanaa xamoo mbër mën naa bàkku rek nga xam ndax day daan wala du daan gàllaa jàpp na ko wala gàllaa jàpp ko ci bàkku rek wala dongali dem rek nga xam ndax kii gàllaa jàpp na ko wala gàllaa jàpp ko dafa garaaw làmb ji nag man maa wax lii daggal yóbbu fu la nekk 50% mooy làmb 50% mooy gàllaaj. ci gàllaaj boobu la ñuy ñëw parce que Eumeu Sène gis nañ doxalin bu bees bu mu indi mystique bi li muy takk fii ñu gis Modou Lo tamit nit ñi dañ daan wax bokk na ci mbër yi gën a mystique ci làmb ji mystiquement boo doon joxe pourcentage ku nekk. waaw Eumeu Sène mi dem ba nekk roi des arènes xam nga ni mystique am boobu du ko bàyyi mu ko ci àdduna li ko jox roi des arènes et puis kan la daan Bombardier le B52 le lutteur le plus mystique le plus coriace de l'arène mooy Bombardier moom la daan. mooy benn Modou Lo dong moom mooy bëre daan laa la wax de daan nit ñi di jubile muy dem di fori gàllaajam wala mu gis adversaire am yor gàllaaj bu ko neex mu dem di ko jël si moom bii passé rek combat Modou Lo ak Eumeu Sène lu Modou Lo def gàllaaju Eumeu Sène la doon dem këf dafa gëm gàllaaj Modou Lo aussi Eumeu Sène aussi tam dafa gëm gàllaaj gëm laa la wax gëmantuwuñ ko de dañ ko gëm. moo tax man yërëm naa leen lañ amoon yëpp def nañ ko ci làmb maa la wax loolu wallaahi maa la wax loolu yërëm leen jot na de amul journaliste yi laay waxal ñiy wàcc ci main courante bi laay waxal boo dee jullit na nga sa njàpp fu mu tojee demal yeesalaat ko boo dee chrétien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit bul ko bàyyi boo dee juif loo xam na nga ko tari indi ko boo dee tiijaan salaatu fatiha boo dee murit na nga tari ay say xasida alxuraan balaa ngay yegsi combat bu mystique lay doon man maa la wax lool te boo demee samedi ci guddi Léopold Sédar Senghor di nga xam ni combat bu mystique la. ci guddi gi dafa am. yi lal bâche ak lal suuf ak yàlla demal keroog ngay denc ci làmb demal. mais bizarrement yéen communicateurs traditionnels yeeg yéen dañ leen di accuser ne parfois mbër yi dañ leen di fay pour ngeen di kii seen adversaires yi est-ce que loolu moom yaa ko waxal sa bopp man xamoon naa ni boo fi ñëwee di nga fi indi benn question boo xamante ni da ngay jël mu ne communicateurs yi mbër yi dañ leen di fay pour ñu dem suuli ay affaire xoolal accès ñun bu ñu am ci làmb seen staff yi am nañ ko ndax badge all access lañ lay jox
15 personnes yiy dugg suñ la joxee badge kan moo la mën a tere yow ñoom accès bi ñu am ci stade bi da nga ko fa am ban communicateur moo dof wala jinne jàpp ko ñu koy jox gàllaaj mu dem di ko suul kon keroog communicateur boobu wala journaliste boobu dañ koy suul loolu amul ñun suñu mission mi ngi yem ci jàpp na ko daan na ko song na ko ñun suñu mission mi ngi yem ci loolu ñëpp nag laay waxal yow sa mission yow tuumaal nañ la fi mos nañ la fi tuumaal ne da nga am faru mbër si Tafa kii mos nañ ko fi tuumaal ne daa am faru mbër Khady Faye mi non dëgg la tuumaal nañ la Khady Faye mii non du jaaxaan de xam nga tuuma maanaam waxuma ko pour sànni ko xeer damay wax ni képp ku dem ca mbaar ma caam dina la teg tànk képp ku jiitu sa ay nawle foo jaar gars yi am luñ la sikkal waaye dañu ne buñ la séentee ci gaalu xaj sax na nga fexe ba bul ca lekk te xam naa ne lekkoo ci ñun tam duñ ci lekk xalaatuñu loolu ñun xam lan la ñuy wut lu ñu yóbbu ngéwél soo nee nag gars yi mu laa ma commencé communicateur yi dañuy yéeg ci tribune bi di kaañu man ne la dëgg la dañuy kaañu waaye gàllaaj waaye yow mbër yi xoolal wóoluwuñu sax seen loxo ndeyjoor bay jox benn communicateur mu leen di dem suulal leen pour lan amul. ban message ngay sànni supporteru ñaari mbër yi. fair play Khady est-ce que ndam li dina génn Sénégal ma jox la beneen anecdote ndam li du génn banlieue bu ko Modou Lo jëlee ci banlieue bi la bu ko Eumeu Sène jëlee des na ci banlieue bi kon nañu bokk ndey bokk baay tout en sachant que ni lamb sport individuel la bu Modou Lo daanee li ci ëpp moom moo koy am boo Eumeu Sène daanee li ci ëpp moo koy am ngal la nañ bokk ndey bokk baay ñi dem seetaani na xam ne ñett mooy am ci sport daan mbaa match nul ku ko ci yàlla jagleel demal yoxo su ndànk booy jubilé nga dem jubilé sa koñ booy jooy nga dem jooy sa koñ looy dem nga dem def ko te xam ni réew mi jàmm dong la boo waree gëléem nag lépp loo warati xeeb ko Khady Faye yow mii couvrir nga lamb yu mag yi nekk ci Sénégal yëpp couvrir nga ko kon Eumeu Sène ak Modou Lo bi mooy unième événement bi ngay couvrir kon du rëy sa bët kon nañu bokk ndey nañu bokk baay nañu juboo nañu saafonte nañu defarante nañu jàmmonte loolu moom la ñëpp di wut te yàlla nañu ko yàlla defal. waaw mbokku internet yi kon dégg ngeen li Lamine wax ci combat dimanche diggante Modou Lo ak Eumeu Sène kan mooy daan nag kenn xamul bàyyil nañ leen kàddu gi ci commentaire yi jërëjëf.